Ceketi. Cekati dafa neex non man il faut que Pama nga wax ma tamit nga wax ma tuuti histoire u Cekati mais dama lay bàyyi nga nuyoog auditeurs yi juste pour wax leen ne sama surprise baa ngi nii tey découverte live Pama Dia ah ñu koy dalal bu baax fii ci Vibe Radio. waaw salaamaaleykum 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 àdduna salaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di char ñëpp ah di la wax ni kontaan naa trop. maa la gën kontaan invitation bi ndax yow nag xaw ma tey damay taxawaay jëkkër damay taxawaay invité je sais pas. def ci lu la neex rek defal lu la neex. en tout cas maa ngi sama kër daal. waaw loolu leer na. Cekati nag boo ko déggee mooy lu fun. lu neex. lu cekete. lu cekete. gars yi di ci bége. di ci naay comme niñ koy defee sa plateau bi. gis nga. tey nag moom vraiment un honneur encore de recevoir donc la famille de Ndiouga Dieng donc di wax ne saa su ma leen recevoir damay kontaan donc moom muy caat waaw caat nag moom caat nag daal day bëri bagage daal caat moom day bëri solo moo tax ñu nekk ay xarit ñaari caat lañ. xanaa caat a xajam. gis nga. alors Pama ma bëgg tuuti rek nga wax auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi déglu kan mooy Pama lan moo ko dugal ci musique lan moo tax tey Pama ndax doon la wala ndax lu plus que loolu la lan daal la Pama mën a wax ci musique bi muy def ci art bi muy def. waaw mais Pama déjà dafa bokk ci yaaxu musique. dafa bokk ci famille boo xam ni donc dañ ñu koy tooñee dañ naan sunu kër bool yi bu ñu yëngoo sax daanu dañuy way. gis nga. donc may doom ci El Hadj Ndiouga Dieng. Ndiouga Dieng bu Baobab. Ndiouga Dieng bu Sénégal. Ndiouga Dieng bu àdduna. ma koy ñaanal suuf ci kawam sama papa sama wasila sama lépp. donc di sët ci ndegam Bambilor sama maam ma koy ñaanal aussi suuf ci kaw. xam nga bokk ci famille boo xam ne samay bàjjen samay nijaay samay mag. ku ne ràññee na leen ci Sénégal. dëgg la donc Pama bokk foofu. ñaareel ba mooy yàlla doomu woykat doomu jàngalekat. doomu sëriñ. ku ci nekk da ngay doon doom. am na ñoo xam ne dañuy doon. man dama ci am cër. am ci mission. bu rëy. xam ko sama famille xam ko yàlla dogal ko nag. donc moo tax ma def musique je me dis chaque jour que dama ko def après samay études parce que dama ko jël comme profession. donc Pama musique mooy liggéeyam. musique moo tax tey nag moom dañoo fas yéene am musique ba kontaan ndax tey Pama dafa nar a yëngal fii indaale guitare bi fas yéene xoos que gars yi kontaan. waaw tey dañuy falaale sànneeku. moom. waaw Pama xam nga comme tey moom découverte live la te dañuy live tey dama bëgg nga jël guitare bi rek. ñu continuer nuyoo bi rek ak auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi déglu. di nuyuwaale waa Bargny yëpp. waa Rufisque waa Yène waa Yoff. waaw Wakaam ñëpp daal di nuyu. ñëpp fukki penc yeeg ñaar yi ci biir yëpp maa ngi lay nuyu. jaajëf yëpp ay ci ñu dem. lii nag benn déclaration d'amour la. donc. ma la koy defal sama chérie. merci beaucoup. di ko may wës sama mag wës doomu jalaaw. instant yii xam naa ne mu ngi branché ba mu baax. mu ngi branché taag sama mag sama conseiller sama lépp. gis nga. maa ngi lay nuyu di nuyu waa jalaaw yëpp. ñu dem. waaw ayca ñu dem. mbëggeel refrain la vague géej la Dakar dem dikk la musique u démb la mbëggeel refrain la vague géej la Dakar dem dikk la musique u démb la danga naan dama longtemps dama hors du temps ak samay waxi vétéran déclaration de cent ans bëgg moo ma dab bëgg moo ma jàpp
lekk tee ndab yàlla tee ab suma sañoon rongoñ lay doon juddu ci say bët tukki ci sa leex yow jekki sa bakkan ba daanu ci say tuñ bu démb doon tey nga raw ma jaajoo rombu doomi joor falu teen solu tamel junjung yi di la jiin di la ndokkeel xoolal géej lu mu yaatu yaatu am na borom xoolal guddi lu mu guddu am na borom bu gistu xool ma xam ni sama xol yaa ko moom yaa borom bëggeel refrain la fàggu géej la Dakar dem dikk la musique démb la mbëggeel refrain la fàggu géej la Dakar dem dikk la bu mbëggeel doon poison chéri konte ji ma wuyu sama borom mi balaa mi dem suma yoon dinaa la wax lu ma waxul suma loom suma tëddee di la gént suma xippee di la xalaat yow la sama xel faale sama xol daan lay duma ko ka faale mbëggeel duma ko fuwee mbëggeel refrain la vaku géej la Dakar dem dikk la musique démb la mbëggeel refrain la vaku géej la Dakar dem dikk la musique démb la mbëggeel. Waouh. Magnifique, magnifique. Non mais xoolal man damay teg bés bouton foofu noonu parce que il faut nga wax ma li nga wax léegi nii ay Dakar dem dikk laak vague laak il faut nga expliquer ba lan moo tax nga wax loolu parce que il faut ñu dugg ci débat boobu mais xaaral tuuti ma dem xam nga def benn pause publicité rapidement rek ñu dellu si waat léegi. ay ci ñu dem. Plus de musique. Plus de musique. Pour vous. Je savoure le moment. Faites-vous plaisir, rafraîchissez-vous avec une bouteille de 30 centilitres de Coca-Cola, Fanta ou Sprite glacé, maintenant à 200 francs CFA seulement. Enfin, les premières retrouvailles des anciens élèves du Collège Notre-Dame du Liban. Sous le haut patronage de Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale et ancien élève de l'école, de Monsieur le révérend Bassam Aïd, directeur du Collège Notre-Dame du Liban. L'amicale des anciens du Collège Notre-Dame du Liban, en collaboration avec 2M Pro, invite tous les anciens élèves au gala de retrouvailles qu'il organise le vendredi 4 mai 2018 à partir de 20h au sein du Collège Notre-Dame du Liban. Venez retrouver vos promotionnaires, partager les moments de souvenirs, revoir vos professeurs et les rendre hommage. Plus d'infos au 77 899 76 67 76 317 95 00 ou sur Facebook Gala de retrouvailles des anciens du CNDL. Le gala de retrouvailles des anciens du Collège Notre-Dame du Liban, ne vous le faites surtout pas raconter. La marque Bulldog présente la collection croisière au Pullman Teranga ce samedi 5 mai 2018. Dans la continuité des défilés performances de Bulldog, ses créateurs innovent une fois de plus.
À l'occasion de la Biennale de Dakar, ils présentent le samedi 5 mai à 15h à l'hôtel Pullman Dakar Teranga leur dernière collection Sunugal, suivie du vernissage de l'exposition Adéona à Béona. La mise en scène de la nouvelle collection Capsule de Boule d'Off, métissant mode et culture traditionnelle, sera novatrice et unique au Sénégal. Optimist Productions présente la 18e édition du Festival international de musique urbaine Yakar. Au programme cette année, formation, ateliers et 2 grands concerts. Premier concert ce vendredi 11 mai au Théâtre de Verdure de l'Institut français de Dakar à partir de 21h. Artistes invités, Kayla Kay de la Guinée, Jay Blues du Maroc et Carlou D. Entrée unique 5 000 francs. Et ce samedi 12 mai, deuxième grand concert au Théâtre d'Ego de Santiyala à Rufisque. Artistes invités, Big Mo, Young Dizzy, Ella de Kaolack, Buzzba, Pispa, Dukapi, Paco Breeze et Matador. Et bien sûr, les 10 artistes de la compilation Yakar. Entrée libre et gratuite. Le festival Yakar 2018 est placé sous le haut patronage de M. Abdoulatif Koulibaly, ministère de la Culture du Sénégal. Festival Yakar, un événement d'Optimist Productions du pôle Yakar et Vibe Radio, la radio partenaire. Si vous n'avez pas écouté le 6-9 cette semaine, vous avez pu rater ça. Le ring du rire avec Maodo Guérando. Ah, j'espère que tu m'entends. Président directeur général. C'est que des blagues. Bon, allez, c'est l'histoire de fous, Aïdof. Ils sont dans un asile. Et il y en a un qui commence à crier. Ouai, ouai, ouai. Avec le gardien arrive. Oh, qu'est-ce qui se passe? Faut bien calmer ou quoi? Je suis l'envoyé de Dieu. À côté, il y avait un autre fou. Tu es l'envoyé de Dieu. Oui, je suis l'envoyé de Dieu. Est-ce que yow? Gardien, mais l'air est tard. Je ne l'ai pas envoyé. On se retrouve lundi au réveil pour la matinale la plus vitaminée du Sénégal. Wake up. Seulement sur Vibe Radio 102.3. Vibe Radio 102.3. Voilà, donc Dylan Fatili Reknik, que vous êtes toujours sur la 102.3 Vibe Radio, hein, et que voilà, Maïs m'a invité pas mal. Mom ñu koy béggee waat bu baax a baax ci présence am fii ci Vibe Radio, moom ci kër gi la bokk comme ni ñu koy waxee sànq ba léegi. Alors Pam nga may ma léegi benn son bu neex di ci wax mbëggeel, ma kontaan si trop. Nga da nga ci wax ay wax yu am solo, nga ne mbëggeel naka la du lan? Mbëggeel refrain la. Waaw. Vague géej la. Vague géej la. Dakar dem dikk. Musique bu jëm. Ah loolu neex na. Xam nga mbëggeel dafa yaatu. Lu ne la mën a doon. Dëgg la. Donc ci li mu mën a doon dañ cee tëbb rek. Tuuti rek ajal ko ci wàllu. En tout cas te bëgg ci bu baax pas mal may ñuy yaa ngi génne ce premier single en 2016. Mais ñëpp xam nañ ne pas mal mu ngi way depuis âge de 9 ans. C'est vrai. Yaa ngi doon jàng di way. Est-ce que tey way bi am na benn effet bu mu def ci sa jàng xam nañ ne dem nga ba terminal waaw mais après da nga jël décision ne da ngay toog ci way bi. C'est vrai waaw xam nga nag ndeysaan bu ma daan mos di wayantu kër ga di dox di wayantu. Sama papa da koy def exprès génn ne ma pamale mu ne ko waaw mu ne ma yow da ngay jàng wala da ngay way ma ne ko paa damay jàng damay wayantu rek mu ne ma non bàyyil wayantu bi nga dem jàng. loolu de leer na waaw xamoon nañ ne nag moom dafa jàppoon ci seen i études dafa bëggoon ngeen jàng. yi kafu ci woon. kafu ci woon réew ci woon donc moo tax nag dañ ko doon defal li mu bëgg. ndax moom sama xarit la woon. donc dama ko doon defal li mu bëgg. ñamoon benn pacte dama ne ko su ma defee bac nag su ma way bac danga may bàyyi mu musique ne ma waaw donc voilà xam nga amoon na impact sama jàng parce que bon j'étais excellent en classe xam nga et puis dama intelligent mais dem nañ ba benn moment musique dafa ma influencé donc ma bëgg a boole les deux finalement réussir naa ko ndax après les études réccuwuma lu tax ma doon suivre la musique di ko tarbiyo di teg samay ginnaaw mag aussi di dem di jàngale musique aussi parce que tak bi ma paree rek
dama pare rek am producteur donc commencé sama carrière donc foofu noonu rëccuwuma li taxoon ma doon tarbiyu musique bu baax a baax ndax bi mu ñëwee fekk na ma pare bu baax nga pare waaw boobu gàddu nga jël nga bagage si bëri boobu yaa ngi woon si ginnaaw gars yi xam nga bien vrai que bon prévoir ma kon ma boobu parce que nag dem naa boobu sama producteur di ñëw fekk na ma def samay préinscription ba pare pour war a dem defi génie en agronomie en France donc finalement fi la yàlla jaarale woon sama yoon mais foofu laa ko doon defee foofu laa doon nag suivre sama carrière ak samay études parce que aussi loolu lañ waxante woon man ak sama papa mais lii la yàlla dogal waaw musique nag dafa bëri doole de yii musique dafa fiir musique dafa doy waar mais bon moo ma gënal lépp moo la gënal lépp waaw gis nañ loolu sentir nañ ko ci li ngay def gis nañ liggéey bi ngay fournir gis nañ énergie bi gis nañ positivité bi nga am ci sa musique bi mu nekk loo xam ne dafa neex sénégalais yi parce que sénégalais yi dañu bëgg ku leen di jox tendance ku leen di teg ci moment yi ñu nekk di leen jox musique vibes yi nga xam te ne moom la ñuy dund justement yow nan ngay dundee approche boobu noonu ak sa fans yi ak say xarit surtout parce que xam nga nit bi nga am ay xarit yoo doon àndal démb ñoo xamante ne bu dara dul dara yéen a daan foo yéen a daan ànd nga amoon seen jot ñu amoon sa jot tey peut-être musique bi dina jël place ampleur bu bëri est-ce que am na benn impact bu mu def ci yow ak sa diggante ak nit ñi. waaw man chance bi ma am mooy déjà ñu ma entouré ñëpp samay xarit lañ ñoo ma gëndoo. dañ ma xam. ñoom ñëpp dañu ma xam képp ko gis sama entourage mën naa la wax man aventure lañ def. donc musique dafay toll foo xam ne da ngay xamanteeg ñu bees. da ngay xamanteeg ñu la mën a yóbbu feneen. parce que ay escalier la. mais chaque jour ñi ma débuté ndool ak ñi ma màggandool toujours dañuy nekk sama wet. donc ku ñëw dañuy ànd ak yow. waaw nit yi nag ak fan yi aussi donc man ak ñoom am nañ complicité bu rëy surtout samay fan. famille lañu sama fan yu bëri. du ma ne ñëpp. ñu ci bëri ku ma romb naa ne la kii diw la tudd fii la dëkk. très bien. donc ñun ñëpp dañuy daje lu bëri. di toog di waxtaan dañuy daje ci benn salle wala benn fenn fu yaatu. toog ay heure di waxtaan di kaf di déconner di fo di ree ma nekk samay fan loolu laa leen tàmmal. donc même langage bi la pama boo xoolee ay fanam moom staffam. dañu am complicité boo xam ne am na mooy yoo xam ne sax dañ koy waxante bu toggal ci bokkul sunu biir. tem mu réer daa tem mu réer donc voilà quoi xam nga ko mooy vibes yi nga wax noonu. ay vibes la waaw ay vibes la quoi. en tout cas loolu c'est très bien parce que tey artiste tey dafa soxla jege ay fanam. dafa soxla am entourage boobu noonu ak fanam yi parce que fan tey day nekk koo xamante ne. dina la bëgg boo xamante ne day bëgg di nekk sa wet saay su nekk. c'est vrai am na noo koy xawee te xañ sa bopp mën na cee gis boppam. dëgg la mais tey boo ko yaatalee. bàyyi ko mu jege la mu bokk ci yow. day gën a yokk mbëggeel bi rek. tey bu doon def ci bu doon investiru ci Pama tey ci musique am benn 100 la ci investir wala 1000. parce que day naan artiste bi kat du deful boppam artiste donc daf ñu def comme ñun comme boppam. partager ak ñun et loolu c'est très important et je vois que de plus en plus génération bi ñu ngi koy gis di ko dund et c'est très bien parce que avant pour nga jekkuwaan artiste da daan jafe da nga daan gis artiste boo xam da ngay bëgg a jege ko photo sax ak moom c'était toute une histoire xam nga vrai calvaire ngay dund xam nga mer fii ñibbi sa kër sa xol nakari nga mer benn fan après mu woy nga ne garaawul bàyyi ma kon ne di ko bëgg rek mais léegi damay gis ne artistes yi léegi dañuy jege seen fan yi de telle sorte que fan bi heure bu soxlaa gis artiste bi bon pas tout le temps quand même mais dina ko mën a accéder nu mu gën a simple ak lépp te day yokk kii bi sax oui xam nga nag yokk communication bi sax léegi dafa yomb léegi xam nga bokkul ak bu njëkk parce que bu njëkk déjà bala ngay gis sa photo fan sa photo artiste wala nga gis ko dafay jafe mais léegi xam nga ak réseaux sociaux yi Snapchat xam nga Facebook bi WhatsApp Instagram donc dafay yomb tey ni ñu doon gisee star dootuñu leen ko gisee noonu parce que tout le temps ñi ñuy gisante donc boo ko mettilee rek après am du baax quoi du dox jamono ji bokkul ak jamono ju njëkk bu njëkk bi dëgg la xam nga donc may profiter di nuyu waa Pama c'est sama fan yi maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp franchement di leen wax ni awma seen fay gis naa nañ ma taxaw nu ma mel ñoom la ñoom
non ñeneen ñi am nañ ay fan mais samay fan na leen. ay spécial lañ da. non ñu bokk ñoo jenn. ay ñëpp bëgg ay fanam waay. waa Pama comme que tey moom fan yi ñoom ñoo aye. benn ci man ak ñi nga xam ne ñu ngi déglu dañ leen di dolli laat beneen rek. mayaat leen beneen rek ñu xosaat guitare gi mu ne xam naa ne tey nag moom dangaa sonn. waaw xam naa ne nag maa ngi ciy jégalu bu baax ndax voilà donc auditeurs yi dafa demoon jouer ji démb tey mu enchaîné ñëw fii voilà ñu ko ciy remercier bu baax. wuute mën naa am wuutu tale naam Mbàkke danga wute ba far bépp dendale Cheikh Saliou Mbàkke maam yaay ngelamu lislaam yaay borom ixsaan yaay Cheikhu Bamba maam réew mi dala jëriñoo nga jëriñ ko mbooloo sax dàq dina moo sang bi demoon Gabon daal xam nga taal ñëpp naan Baay Saal ndongo yi sedd al ak pasu Baay Faal mbubbam weesuwul perkaal woyo faayu Ibra Faal du def du dindi daal lu dul aar Sénégal Cheikh Saliou Mbàkke maam yaay ngelamu lislaam yaay borom ixsaan yaay Cheikhu Bamba maam Cheikh Saliou Mbàkke maam yaay ngelamu lislaam yaay borom ixsaan yaay Cheikhu Bamba maam dukat leen sëñ bi jar na ko dukat sëñ bi jar na ko waay kaay leen ñu dukat leen sëñ bi jar na ko dukat sëñ bi jar na ko waay nit ku baax a baax la ñu koy tàggee yaa ëppoon taalibe yaaroon ci joxe mu fi ëppoon yërmande ku wedd laaj ko xaleel Sëriñ Saliou Mbàkke yaa baax aduna amel na ko ngërëm amul sikk ni moo fi gën nangu naa ni moo ma gëm sang Mbàkke la ñu gëm amul woon puukare te kenn amul lu ko ëppale yàlla rek la daan wane nitu yàlla du wane wu sangu Cheikh Béthio Thioune sangu Cheikh Béthio Thioune borom cant yi Sëriñ Souleymane Faye Biram Penda Waakaan dugu Waakaan Faye Sëriñ Papa Gallo Sow Sëriñ Ousseynou Diagne Ibu ko yëngul ba ci ngoom ni mi kaay leen ñu dukat waaye sëñ bi jar na ko dukat sëñ bi jar na ko waaye yes machallah mais vraiment kontaan naa trop Pama nag damay ñëw ci waxtaan bi nga xamante ne mooy sa diggante ak say frère
sa diggante ak say sœur ñu xam ne ni que famille bi c'est une grande famille ah yéen ñëpp ngeen nekk ci musique nekk ci art ñu gis complicité bi nekk seen biir loolu lan la apporté de plus ci sa carrière musicale waaw xam nga nag ñun dañu am benn devise mooy ñun ñëpp dañuy def musique liggéey di liggéey kon jotee ñu ni suñu kër baay donc defe naa am na morceau bu may woy naan bant lu mu yàgg ci biir géej mës a soppaliku jasit show bi soppiwul woon El Hadji Ndiouga Dieng donc du ñu soppi ñun ay doomam man samay frère ak samay sœur ñoo ma gënal lépp lu ma mën a am sama àdduna ñoo ma gënal sama bopp et que bu musique jeexoon tey ñooy bokkaat sunu ndey ak baay donc loolu lañ teel a xam loolu lañ teel a comprendre jàpp musique comme profession ndax ñëpp nag ñu ngi fi bokk ndey ak baay ku ne di xëy liggéey te amuñu benn problème waaw loolu de am na waaw nag kon nag voilà musique duñu boole loolu leer na donc ma leen di nuyoo passage ku ci nekk ci ñun am na lu sa morom def ci yow am na loo lebal sa morom am na loo sa morom lebal donc ku ci nekk dafa indispensable ci dundu moromam xëy na nag musique ku nekk ak sa staff ku nekk ak sa label ku nekk ak sa yoon xam nga mais nag lu tax ku ci ne war a ku ci ne bañ a ràññee cër bi ngay jox sa morom voilà en tout cas loolu complicité boobu gis nañ ko bu baax ci yéen ah comme ni ñuy wax du ñëpp la am ci ñëpp la am nag parce que gis nañ fi ñoo xamante ne dinañ bokk ndey bokk baay bokk benn aar bi te duñu juboo mais yaakaar naa ne loolu seen papa daf ko inculqué ci yéen balaa muy dem def entente boobu noonu seen biir ba dañ koy ràññee bu baax ci seen diggante bu baax a baax chaque fois bu ñu leen gisee la dernière fois rek exemple bu ngeen defee hommage seen papa ah gis nañ seen présence ci scène bi gis nañ spectacle bu magnifique bi nga xamante ne moom ngeen def nan ngeen dundee moment boobu noonu moment hommage boobu noonu waaw di ci kontaan di ci santaat yàlla di ci julliwaat ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax man personnellement Ndiouga Dieng chaque jour maa ngi koy rendre hommage chaque jour parce que monument la te buñ xëyee ñu ne Pama Dia joxoñ ko wala Momo wala Alpha wala Sabel wala keneen du ñun moom la def naa woy woowu sàkkul nañu ko ñun avant kenn duñu xam et que bi ñu ñëwee daf ñuy yombal suñu yoon donc man chaque jour maa ngi koy rendre hommage geste bi sunu grand frère def nag muy Alpha Dia donc mu ko ci féliciter vraiment di saluer loolu bu baax ndax mooy taawu Ndiouga Dieng donc 1 an après bi mu gaañoo bi mu génnee àdduna mu jël initiative boobu franchement doonuñu def lu dul jàppale ko ci te keroog franchement on était fiers xam nga kontaan nañ bu baax a baax yàlla def na ko def na ci réussite ci jàmm macha allah gis ngeen ni mu demee waaw ñun ñëpp ñëw nañ taxawoo ko mu neex parce que mooy sunu kilifa moom lañ jiital et que moom la fi yàlla teg mooy sunu xalif lu mu wax rek loolu la ñuy def dëgg la macha allah yàlla na yàgg yàlla na yokk voilà may fàttali rek auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi déglu que mën ngeen ñu suivre en direct ci page Facebook bi mën ngeen bàyyi seeni message mën ngeen woote tamit su leen neexee ci 88 628 78 70 xam ngeen ni muy demee chaque jour Pama mu ngi fii soo leen bëggee waxtaan ak moom soo leen ko bëggee voilà encourager wala daal lépp daal loo xamante ne daal am ngeen ci soxla ci moom mën ngeen ko woo wala ngeen bàyyil ko message ci page Facebook bi ñu ngi profité waati di béggee wala ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan en direct ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi bind seen message di la kuku ak yëpp ñu ngi leen di béggee bu baax a baax tey nag dafa am voilà bés bu xaw a tiis la tamit ndax dañu jot nouvelle ci suba te ne Papis Gelongal dafa génn àdduna waaw loolu ñu ngi jot tiis boobu sànq ci suba donc mu nekk nouvelle bu xaw a difficile nag man dafa xaw a sax damm sama moral tey ci journée bi mais bon comme li ñuy wax rek yàlla bu soxlaa moom ñëpp ñàkk mu nekkoon ku baax a baax mu ci profité di jaale ay waa këram di jaale ay frère am ñoom Moussa ak Bàcc di jaale ñëpp ñi nga xamante ne jotoon nañ ko sopp ay doomam bàyyi na fi ay doom donc di ko jaale bu baax a baax di jaale ñëpp nouvelle boobu nag moo fi nekk en tant que tey artiste yow moo tax ma am sañ-sañu wax ci instant bi nii yow en tant que artiste ak relation yi ngay am ak artistes yi Baay Allah Allah la ilaha illallah
Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. jërëjëf Baye. waaw Papis. defe naa nitu yàlla dëgg dem na. waaw man maa ngi doog a jot nouvelle bi. muy sama mbokku taalibu Cheikh. di sama mbokku taalibu Cheikh Ibrahima Niass. ma koy jaale njabootu Cheikh Ibrahima Niass yëpp di ko jaale Cheikh Mamour. di ko jaale Cheikh Pape Mbaye. ndax nag Sénégal benn bopp la. et que Papis def lu bëri ci musique sénégalaise. def lu bëri ci image. donc maa ngi leen di jaale ñoom gelongal ñoom ñëpp. defe naa Sénégal am na perte bu rëy rëy. am na perte bu rëy ndax nag ñooñu dañ leen war a respecter. ndax doo seetaan benn chaîne ci monde bi ñuy teg clip te doo fa gis signature gelongal. donc ma koy ñaanal suuf weef ci kawam. amiin am na njort bu rafet ci moom. macha allah. dëgg la waaw Papis de moom waaw ku ko xam moom ku ko jot a mës a xam daal benn yoon wala jot ko approché xam ne ku yaatu woon la woon. koo xamante ne dafa bëri yërmande man dama daan waxtaan ak moom lu bëri ñu daan toog nii di waxtaan su ma ko rombee mu may conseiller ñu wax ci lu bëree bëri moo tax nouvelle bi dafa xaw a métti nag mais bon comme yàlla moom bu soxlaa ñëpp ñàkk donc lu mënul ñàkk la waaye comme li nga ko wax sànq rek nañ ko ñaanal suuf oyof ci kawam bu baax fi mu jógee nii fi mu jëm gën ko fuuf mu fekk fa lépp li nga xamante ne voilà moom la ñun ñëpp yéene ko voilà et la vie continue ñu massaw tamit famille am yëpp. waaw ñu ngi masawu ñëpp Sénégalais waaw Sénégalais yëpp. di masawu axlu art. axlu musique. mais monde dimanche bi yëpp. maa ngi leen di masawu. di leen masawu koo xam ni franchement il a beaucoup fait pour la musique sénégalaise. D'accord Pama merci beaucoup ci témoignage bi dañuy dem def benn pause rapidement après ñu dellu si waat nag wax ci projet wu Pama yi ci lan nga nekk looy pare loo ñuy waajal lan nga ñuy xam nga tabaxal ci suuf ndànk-ndànk noonu ndax maa ngi dégg de yaa ngi am ay affaire yooyu lijjanti ci suuf il faut nga may ma ko fii exclusivité tamit Vibe Radio man sa chéri yàgg na kon ñu ñëwaat léegi. Let's go. 65e édition de la grande kermesse de l'archidiocèse de Dakar dans les jardins de la cathédrale. Les 5 et 6 mai 2018, le 5 mai à partir de 16h, ouverture des portes et démarrage des jeux, manège et restauration à 19h, élection Miss Grande Kermesse, suivi d'un grand concert comme invité Homme the Doll, Deep Doudou Guissé. Les deux ténors du hip-hop Galsen se donnent rendez-vous à la kermesse de la cathédrale. Le dimanche 6 mai à partir de 12h, ouverture des portes, déjeuner avec l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, suivi de la grande kermesse avec animation jusqu'à 20h. 65e édition de la grande kermesse de l'archidiocèse de Dakar dans les jardins de la cathédrale. 5 et 6 mai 2018, kermesse ou cathédrale, Muy Béguel Dakar. Le 14 juin 2018, 32 nations. 4 milliards de téléspectateurs ont rendez-vous avec la Coupe du Monde de football Russie 2018. Attention, il n'y a pas de hors-jeu. La frappe de Mantirable, le couteau. Pour cet événement mondial, la chaîne nationale sort le grand jeu. Venez vivre votre passion du football en famille ou entre amis dans un cadre convivial et sécurisé. Place de la Nation. La RTS vous invite au village de la Coupe du Monde, place de la Nation. Sur la feuille de match, des écrans, des plateaux TV, des images exclusives dans l'intimité des lions, des concerts d'exception, des espaces de jeu pour les enfants et des restaurants. Du 14 juin au 15 juillet, vibrez au rythme du Mondial 2018 avec la RTS et ses partenaires. Satrec Vitale, Orange, Kirel, Lonase, ARTP, Helcom Bash, CSPP, Bank of Africa, La Poste et Sucobash. La Coupe du Monde FIFA 2018, c'est sur la RTS et seulement sur la RTS. Au
Auchan ibil na leen magasin bu bees ci Sacré-Cœur ci 2 fois Liberté 6 ouverture bi dafa ànd ak promotion bu mag ci produit yu ñu defaree suñu réew Sénégal lu ci mel ni diwlin Chef Aïda 1 litre ci 950 francs saaku 25 kilos ceebu mbay ci 6190 francs saaku pomme de terre 5 kilos 100% origine Sénégal ci 1350 francs tomate concentré Podor 800 grammes ci 950 francs ak yeneen i xéewal magasin bi dafay ibbi bés bu nekk 8h ba 0h Auchan moins cher tout le temps. Le festival Afropixel sur l'art et le numérique revient pour sa 6e édition. Venez participer à des ateliers de découverte du numérique dans le Fab Lab mobile du Spacecraft au marché Gueule-Tapée, puis à Sicap Liberté 2 et enfin à Niayes Thioker. Retrouvez les détails du programme sur la page Facebook de Kër Thiossane. Et le 7 mai, grande soirée de 19h à minuit autour des imaginaires numériques à Kër Thiossane. Au programme, Kalsoum, danse interactive, vernissage et des invités surprises. Let's go! Vibe Radio. Voilà, donc vous êtes toujours dans le 9-12 du week-end avec Maïté, avec son invité Pama Dieng qui est là avec nous. Donc Pama, voilà, comme ni ma ko waxee sànq rek ñu waxtaan tuuti ci projet yi ci li nga xamante ne moom nga ñuy paral loo ñuy waajal ci lan nga nekk instant bii nii. bala may dugg ci loolu. damay profiter aussi ndax Sénégal dafa am beneen perte boo xam ne. foog ma jaale ko Sénégalais yëpp. jaale ko sama bopp. muy sama papa Habib Faye. dëgg la ndeysaan. xam nga mu nekk moom tamit monument. def lu ne pour musique sénégalaise. donc boobu ba léegi maa ngi doog a toog ci plateau. foog ma jaale ko adduna yëpp. di ko jaale waa Super Étoile di ko jaale sama papa Youssou Ndour. sama papa Lamine Faye. maa ngi koy jaale ñëpp Sénégal yëpp. franchement. mënuma ko bañ a jaale ñëpp parce que nag sunu papa la te dafa nekk référence ci musique sénégalaise bay ci sama projet yooyu fan yi passé rek laa toog Matar Diop bu subateel ñëw sama mag suma xarit ne ma Habib Faye laa doon waxtaanal mais nee na dafa bëgg a participer sa projet bi franchement muy 52 PC yi parce que gis na ne projet bu mag la te foog mu jàppale la ci dafa ceeg yow ay morceaux donc yàlla mujj ko dogal ma koy ñaanal suuf woyof ci kawam bu baax a baax amiin waaw c'est vrai que moom voilà benn monument la woon tamit benn référence bu bari ci musique ñëpp am lu leen naqari ci nouvelle boobu léegi ñëpp gis nañ réaction nit ñi gis nañ réaction bi nga xamante ne moom la ñëpp def te mu nekk réaction bu nice parce que mérité na loolu donc li ñuy wax rek moom musique moom ku ci mënti dem rek aar bi yëpp a koy yëg yéen artistes yi yéen yëpp da ngeen koy yëg parce que yéen yëpp benn ngeen yéen a bokk li ngeen di benn passion bi yéen a bokk benn liggéey bi ak yooyu yëpp vraiment ñu lay jaajëfal ci loolu noonu nga def léegi nii merci beaucoup alors waaw léegi nga ne looy waaj looy pare waaw lu bëri dégg naa 52 de 52 PC 52 morceaux defe naa ñu ngi ci ñaata ñu ngi ci 16e épisode xaw ma 15 déedéet kay donc xam naa fii ak décembre fii ak janvier 2019 des na waaye ñoo leen ko promettre dañ koy def waaye ci biir 52 PC yi am na leneen luñ ciy préparé lu ngande en Souleymane upload lu ngande falaay yan nag ba ci loolu moom baabu dalee dina baax si ñun en tout cas na ñëpp waaj ku ne na armé wu taxaw ak sa garde ndax xam naa daal lu ngande ngi ñëw lu ngande kon nag ñu ngi xaar bu baax lu ngande loolu parce que ñu ko capté nag bu yegg si ñu koy góolu inchallah ñëpp waaj inchallah et Pama actuellement yaa ngi joué yaa ngi def say spectacle fan ngay nekk régulièrement pour ñi nga xamante ne dinañ bëgg ñëw suivre la ñëw seetaan si la ak yooyu waaw may profité de wax nag ne gars yi dañ tëj woon dañu làq woon di job ndax 52 PC yi nag dafa du lu yomb dafa di c'est du lourd ouais c'est du lourd voilà c'est ça donc léegi d'ici peu de temps du ma joxe nag diir may wax ni ci kanam tuuti léegi ni mooy lan tam di ñu bàyyi ci bain bi nii ci biir ndox bi nii ñu nekk fi di patax yi rek damay bañ ko ma kar doo di si may tuuti rek xale la mais en tout cas li may wax mooy léegi na gaa yi
gars nañ xaar nag Pama day def nag fu mu ne nag laay jàppee sama apparition ci scène musicale cey loolu sénégalaise na ma ñëpp xaar nañ la xaar daal nañu wéet daal wait and see nañu xaar bruit bu mag nee naa ko wait and see kon nag nañu xaar Pama nee na nañ leen xaar nañ jël suñu mal en patience ñu toog ñu muñ xam ne lii di ñëw koy dàq maa la ko wax de en tout cas de lu may indi saf na suukar saf na xorom saf na lu ne ay càkkati ay càkkateeg dàqamte ko melasti ko lu ne ngi ci loolu daf may neex am naa gars yi instant yi commencé nañ pare ñuy xalaat lu ne am na ñoo xam ne toogatuñu taxawatuñu xam nañ li ma leen di wax mais nañ ko xaar maa ngi ñëw sareetuma mais xaar dafa métti yàlla ci li mu sàq li mu ñu jox yëpp xaara ci gën a naqare xaar dafa métti xaar da ngay mel ni kuy bëgg waaye yow da ngay jékki-jékki bëgg temps bi def nii friru daw di ko kii di xëcc temps bi pour mu ñëw comme ça affaire yi mën a yegg si léegi affaire yi mën a yegg en tout cas daal nañu xaar ndax tey Pama dafa gay na mer la fanaanoo de dama mer loolu doy na waar ma la wax di doy na waar ay ca bokk kon nag nañu may dernier morceau bi auditeurs yi rek mooy tàggatoo bi ay ci ñu dem noo ko sentiree rek ñu fëlaale rek tas kër gi wàcc nag daal di ñibbi yes droit de l'homme ci boppam wala yàlla defee ci bindam jigéen fekk sañse am ñam xool ko droit la bëtu lamp bay coupé safal dafay masaate courant bi ngay déchargé sama mbëggee lay forcé bu ma la xoolee trop man dama lay gêné su ma la xoolul danga may mere xoolatuma man damay seetaan yaa tax séeré naan Musa say ba dafa am géej sa géej dafa saf géej ku ci sangu dafay bee ku ci seetlu dafay fee droit de l'homme ci boppam moo ko may góor ak i nampam bu la yàlla defee ci bindam jigéen njëkk seen am ñoom xool ko mënuma laa bañ a xool ëpp nga wax yow day nga toog tool bu ñor rafet lool ñi tollu bàyyi duma la ji man dama lay jaay sama liggéeyu ndey sama barke baay mi mi droit de chérie le droit de
Chérie, brother, chérie, c'est le live, chérie, Hassan, chérie, brother, c'est le nene, oui, Sénégal xool ma chérie brother maa ngi koy may nag Sénégal yëpp surtout jigéen ñi. waaw waaw. xam nga nouvelle génération bi nag ñëpp samay gel donc maa ngi leen di may morceau bi yëpp. chérie brother chérie xool ma chérie xool ma chérie brother. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Machallah, yàlla na yàlla wéral baat bi bu baax a baax. Ah, lépp li ngay yott ci sa carrière yàlla may la ko. Amiin yaa rabbi. Ca kaw ca kanam rek ci lu baax. Amiin. Merci encore une fois ci sa présence fii kontaan nañ torop. Ah, di la bàyyi nga tàggatoo ak auditeurs yi. waaw di santaat yàlla julli ci yonent bi. di nuyu waa Yoff bu baax a baax a baax a baax a baax. maa ngi leen di nuyu waa Yoff. di nuyu njaboot seen aliment bi yëpp. maa leen nuyu di nuyu jaraaf yi sant yi ndey ji réew yi. di nuyu fukki penc njéeg ñaar yi. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu tamit magi Yoff rek Yoff ñoom ñëpp fàttewu ma leen. di nuyu sama papa Mamadou Meng saltige. maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Ngor Wakaam Yoff Bargny. maa ngi leen di nuyu. di nuyu waa Tëngéej. waa Bambilor. xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu waa Bambey. waa yéen Tubaabu Jalaaw. ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. di nuyu waa Kër Massar waa Pikine Guédiawaye. Parcelles Thiaroye Yeumbeul. Médina Gueule Tapée Fass Colobane usine benn tali ñaari tali waagu ñaay. ñëpp ci biir su ma limee juum. maa ngi nuyu ñëpp di leen wax ne gis naa seen taxawaay. gis naa doole gi may dooleel. maa ngi koy rafetlu waaye di nuyu famille El Hadj Omar Ndaw bu baax a baax di ci jiital Aliou Dem sama lépp. maa ngi koy nuyu di nuyu Sénégal yëpp di leen wax ni man seen doom maa ngi leen di tàllalaat loxo. di sàkku seen ñaan rek laa soxla. ndax dama bëgg porter drapeau bi yóbbu ko fu sore 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 sore. incha allah maa ngi nuyu tamit sama papa sama turando Pape Malick Sy. ak njabootu Seydi Hadji Malick yëpp. di nuyu njabootu Cheikh Omar Foutiou njabootu Cheikh Saad Bou Cheikh Abdou Wahab Djilani ak voilà maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu njabootu Cheikh Ibrahima Niass bu baax a baax di nuyu Cheikh Mamour Cheikh Pambay bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñëpp. ñëpp ngi ci biir ñëpp ngi ci biir. merci beaucoup encore une fois ñu lay xaar nag 52 yi. waaw 52 yi. ak programme bu rëy bi xam nga dama bëgg programme nag. ma xalaat yéen samay jëkkër nag moo tax mu bëgg programme. da nga waaj ndax di nga pakkar ñi ba muy moo. daf may neex. merci beaucoup Pama merci Pama Dia donc les amis c'était Découverte Live avec Pama Dia ngeen di ko suivre bu baax a baax a baax ndax li muy waajal rëy na te moom mu ngi fi saay su nekk di leen bégal bëgg ngeen di kontaan donc moom laa leen indiloon tey ci Découverte Live j'espère que vous avez kiffé. Encore un grand merci à vous tous d'être toujours à l'écoute. On se retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 9h pour une autre partie du 9-12. Merci, merci, bisous, bisous, et il est midi, donc on se dit bye, bye.